jëf mbokk yi RFM matin 7h40 sunu gan Ousmane Mbaye salaamaaleykum. waaleykum salaam Serigne Babacar. di nuyu El Hadj Ndiogou Diène mi ñuy àndal itam ci waxtaan wi Ousmane Mbaye yow yaay directeur du commerce intérieur maanaam ca ministère du commerce lépp loo xam ni jëm na ci commerce ci biir réew mi yow lañ ko dénk fan yi nag weranteeg coow lu ndaw daa am ci wàllu mburu mi ndax boulanger yi ci loo xam ni yéen a leen ci may sañ-sañ dañoo ni dañuy génne beneen mburu boo xam ni 200 lañ koy jaayee te ba fii mburu fi gënoon mag ci gën a xam fanweer la nee ñu boobu dindi wuñ ko waaye dafa am rek beneen xeetu mburu bu bees ASCOSEN mi nga xam ni bokk na ci association yi sàmmal nit ñi seen ak seen i lef ci li ñuy jëfandikoo ñoom jàpp nañ ni xeetu yokku mburu la gu ngeen def ci yëf yi rek jaarale ko ci ne dañuy génnee baguette bu bees maa ngi naan yéen sax waaye boulanger yi waaye yéen leen ci may sañ-sañ ni ma ko waxee sànq. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Babacar ñu ngi leen di ziar bu baax di ziar aussi Serigne Ndiogou di nuyu auditeurs yi ñuy déglu ci Sénégal ak bitim réew ñaan yàlla waxtaan wi ñuy def mu jur njëriñ ci askan wi. soo ma ko mayee dinaa revenir si fi ñu jógee at yëpp nga xam ni que secteur minoterie yi muy ñiy wal blé di ci génn farine mu demit ba ci secteur boulangerie dañu am ay jafe-jafe yu mag. jafe-jafe yooyu dem na ba jur ay concertation yoo xam ne ni organisé nañ ko en 2017 fin 2017 ministère du commerce woo ci acteurs yëpp ngir ñu waxtaan xool nan la ñuy retrouver stabilité ci secteur boobu nga xam ne nii c'est un secteur hautement stratégique pour joxe ci ay misaal ci importance secteur boobu mën naa ni bis bu ne dinañ dugal ci marché bi lu tolloog 1200 tonnes farine daanaka suñ ko lakkee ci mburu day jege 8 millions de baguettes par jour suñ ko doon xayma ci alal daanaka ëpp na bis bu nekk 1 milliard boo xam ne nii ci réew mi lañ koy liggéeyee mu des aussi ci waa réew mi kon secteur bu mel noonu su amee jafe-jafe jaadu na gouvernement bi ak ministère du commerce bi nga xam ni particulièrement moom moo assuré tutelle du secteur boobu jël ko à bras le corps pour xool nañ lañ ciy trouver solution et mu am stabilité bi ñu defee concertation yooyu mu am ay dogal yu am solo yu si jógee ñu commencé ko wéyal bi ñu demee ba 2019 début 2019 boulanger yi dem grève bi ñu demee grève fekk aussi suñu ministre di soog a ñëw madame Assome Aminata Diatta ñu koy nuyu au passage mu recevoir leen ñu wax ko jafe-jafe yi ñu am mu ni suñu bëggee am des solutions durables ci jafe-jafe yi nga xam ne nii que mi ngi commencé di nekk ay jafe-jafe yu récurrentes cycliques nañ xool lan mooy problème yi ñu jàngat ko proposer ko ay solutions yoo xam ne nii njort nañ suñ ko doxalee mën na régler problème yi nga xam ni secteur moom lay jànkoonteel. alors bi loolu amee ñu am benn protocole d'accord bu ñu signé le 18 avril. bi ñu ko signé le 18 avril ñu commencé ci liggéey mettre en place 3 commissions bu nekk bii di liggéey ci réglementation bii di liggéey ci farine bii di liggéey ci mburu ci wàllu réglementation bi commission boobu liggéey na ci liggéey bu am solo ndax jàpp nañ ni tey jafe-jafe yi secteur boulangerie am li ci ëpp li ko indi manque d'organisation la alors ku bëgg a réorganiser nag il faut que nga mettre en place benn dispositif réglementaire boo xam ne ay charte yu ñuy teg yoo xam ne ñëpp dañ ci juboo waaye saa bu ñu ko tegee ñëpp mën ko doxal bokk na ci réglementation boobu ñu ni comme daanaka secteur bi dafa nekkoon pëccëxoo ku mu neex nga dugg ci am na sax ñoo xam ne seen magasin ou bien seen garage la ñuy transformé en boulangerie dem ba nga xam ne ni dafa am émiettement wu maanaam marché wu boulangerie bu doon liggéey par exemple 15 sacs dem ba 10 sacs tey néew na nga gis boulangerie boo xam ni dina liggéey 5 sacs donc soo xoolee capacité de production yooyu wàññeeku li muy jur mooy dafay wàññi productivité activité boulangerie alors pour mën a régler loolu nag ñu ni dañuy réglementer ni ñuy duggee ci activité boulangère loolu mooy benn innovation boo xam ne réglementation bi indi na ko ñaareel innovation bi ñu gis ni secteur distribution nekk na secteur boo xam ni lu am jafe-jafe la ci wàllu boulangerie ci misaal rek tey jii suñuy jaay mburu fanweer ñi nga xam ni dañuy distribuer maanaam ci en dehors de leur boulangerie dañuy supporter charge de distribution entre 25 jëm 30 ba am na ñoo xam ne sax 40 francs
dañ koy supporter ci charge de distribution maanaam soo jaayee mburu fanweer juróom-ñetti dërëm bi da nga koy bàyyi ñu ne loolu tant que réglé wuñu ko mënuñu régler problème mburu ndax intermédiaire yi man ko daa may intermédiaire yi donc ñu am ay innovation aussi ñu apporter ci relation yi am entre le boulanger ak le distributeur leneen li aussi mooy qualité mburu mi nekk loo xam ne aussi nit ñi ñu ngi koy déplorer ñu aussi ñu koy bokk ak ñoom di ci wut solution ci qualité mburu boobu nag xam naa ne sax si laay profité tontu sa laaj ndax da nga wax 4e format bi ñu dugal 4e format boobu ñu dugal bi ñu liggéeyee ci prix mburu ñu am ay blocage ci prix yu mburu ndax boulanger yi dañ jàpp ni prix yu mburu dañ ko war a yokk ndax charge yi yokk na mais bi ñu xaymaa structure prix bi dañu gis ni li nga xam ni mooy indi variation ci prix yu mburu mooy baisse de capacité maanaam structure prix bi ñu amoon en 2014 dañ ko tabaxoon ci kuy liggéey 10 chaque jour ñu bëgg ñu wàññi capacité boobu indi ko ci 7 chaque jour association consommateur yi ñu ne d'accord ñu ci maanaam jafe-jafe yi am ci secteur bi ñoom ñu koy fay te loolu it xel mën na ko nangu ñuy leen comme loolu am na te produit bi c'est un produit hautement social nañ maintenir format yi nga xam ni dañu amoon muy format bi jar fukki dërëm di peser 65 grammes bii jar 100 francs di peser 125 grammes ak bii jar 150 di peser 190 grammes. xeetu yokku la rek Ousmane Mbaye buñ ne nañu dugal mburu buy jar ñeent fukk. waaw si laa lay jox li tax ñu dugal mburu bi jar ñeent fukk. mburu bi jar ñeent fukk dañu jàpp ni suñ ko dugalee mën a répondre 2 préoccupations pour le consommateur ak pour boulanger bi consommateur bi tey gis nañ ni bëri na ñaxtu yi bëri na ci qualité mburu bi am na consommateur yoo xam ni tey pare nañ pour fay mburu boo xam ni dina nekk un pain de qualité boo xam ni dina satisfaire ses exigences mais nangu na aussi fay prix bi nga xam ni moom la méngool ñu gis ni aussi boulanger bi liggéey aussi beneen mburu boo xam ni poids bi moom mooy gën a yokk mooy gën a baax ci boulangerie bi en terme de rentabilité mais foofu li tax ñu mën ko encadrer ba tax ñu jàpp ni consommateur mën na ci bañ a gaañu ndax loolu association consommateur yi ñoo ko posé ñoo ni 4e format bi yàgg nañ ko bëgg mais suñ ko dugalee maanaam tijji ko ba nga xam ne nu neex waaye defe ko jombul dinañ gis boulanger bi nga xam benn boulanger ay boulanger yoo xam ni que dinañ bàyyi format yi amoon ñu tudde leen ay format standard ñu gis ni que bii ci lañ ëpp intérêt ñu maanaam gën a liggéey format bu bees bi loolu it consommateur yi wax lu xel mën a nangu la ñu ni leen comme loolu am na dañuy encadrer 4e format bi 3 formats yi amoon maanaam fi ko ñuy doon jaayee nañ ko kon ne di ko fa jaayee mais 4e format bi ci boulangerie bi lañ koy jaayee li tax ñu ne ci boulangerie bi lañ ko bëgg ñu ko fay jaayee mooy dañoo gis ni dañoo war a créer benn dynamique bu bees fexe ba sénégalais bi nga xam ne nii mi ngi jàkkaarloo ak boulangerie ou bien à 100 pas mi ngi am une boulangerie muy dem ci boulangerie ba di fa jënd mburu dem boulangerie di fa jënd mburu dina régler ñaar ba ñetti problème bu njëkk bi mooy hygiène bi ndax mburu dañu gis ni bu jógee ci boulangerie. loolu sax bëgg nañ ci wax waaye mburu mu bees bi ñu dugal ne mooy jar 200 gars yi jàpp nañ ni ak naxe ma nga ca laxasu ndax progressivement xëy na ñi nga xam ne boulanger yi dinañ tàmbalee rocc ci seen i four li nga xam ne moom mooy miisu fanweer bi bu ko defee imposer nit ñi miisu 200 bi. waaw foofu laa wax sëñ Babacar ne imposition bi ñun yaakaar ne mënul nekk xam nga li tax mënul nekk mooy format yi nga xam da doon am boobu mooy distribution bi gën a bëri. ku xëy na du ma lakk mburu 150 mburu 200 lay lakk lu ci waay mën. ci boulangerie xam nga tamit maanaam boulangerie marché lay topp. maanaam c'est un opérateur économique boo xam ne nii que amul sens nga tëm ni lii dama koy imposer marché bi demande marché bi la ñuy topp li am solo mooy na ci consommateur bi gis boppam te consommateur bi jàpp nañu fi ne nii kenn mënatu ko nax. mais problème bi mooy boulanger yi ñoom li ñu yàgg di ñaxtu mooy nguur gi yokk njëgu mburu mi wax ne sax 200 lañ bëgg ñu yokk ko tey jii ak li ngeen def mën na ne ay théorie la rek waaye li am ba des mooy da ngeen def li boulanger yi bëgg maanaam li ñu am bëggoon ñoom am nañ ko yokk ngeen mburu mi 200. ñun jàpp ñu loolu ndax li boulanger yi bëggoon mooy format bi nga xam ni mooy peser 190 grammes ñu ko doon jaayee 150 ñu jël ñu maintenir le même format yokk prix bi loolu amul format boobu poids bi ñu doon peser moom lay peser li muy jar moom da doon jar dañoo indi beneen format bu bees ak poids boo xam ni moom mooy gën a baax ñu jaayee ko ñu ne dañ koy yóbbu 200 waaye nag pour consommateur bañ a loru ensuite ñu mën a encadrer vente bi ba nga xam ne nii que phénomène de substitution du ci am ñu nañ koy jaay dans la boulangerie consommateur bi aussi loolu maanaam choix la bu ñu koy offrir
su dikkee ci boulangerie bi gis ni bii kat mi ngi jar 200 xañ naa ci laa gën a gis sama bopp ñu may joxe exemple am na ay ñu ko doon def sous forme de pains spéciaux dans leur boulangerie kii boobu mais am na ay nit ñoo xam ne tey jënd boobu moo leen gënal ndax li tax mooy bi jar fanweer dem na ba néew ci wàllu poids ba nga xam ne nii que su fekkee da nga am ay justement poids bi tey jii ministère du commerce yan instrument yan matukaay ak jumtukaay la am ngir contrôler ba xam boulanger yi ñi ngi sàmmonteeg li ñu tëral ci wàllu poids mburu bi nu mu war a toll ndax ñëpp a ngi jàmbat xottaayu mburu bi woyof ñëpp xam nañ ni ñëpp jàpp nañ ni boog ne poids bi ñu wax ni moom la mburu bi war a am poids boobu amu ko. waaw loolu xañ na peut-être dinaa ko relativiser tuuti ndax ñun dañuy contrôler boulangerie yi am na ci am ñoo xam ne nii que des fois dañuy jalgati ñu tegaat leen ci yoon wi am ñoo xam ne dañuy tegu ci yoon wi mais poids wu 190 grammes moo nekkul poids boo xam ne aussi poids bu diis la donc surtout su fekkee baguette boo xam ni baguette dafa gudd donc ñun préoccupation boobu lañ bëgg a régler li ñu bëgg mooy. ñoom tey dañuy guddal mburu mi pexe la si ñoom guddal mburu mi wàññi poids bi yooyu yëpp ay pexe la boo xam boulanger dañ koy tëral askan wi la ndax nit ñi sénégalais ñoo bëgg am na ñoo xam sax dañuy proposer ay mburu yu gàtt mais sénégalais moom moo bëgg baguette bu gudd léegi nag ki bëgg baguette bu gudd ba pare baguette bi fees wax dëgg poids bañ ko ciy dollil mais moom it na amul kii it maanaam mën a fay loolu mu nekk loo xam ne ni aussi day nekk ci intérêt ki koy jënd mais mu nekk aussi. bu la déggee ngay wax ministère bi moom askan wi la fi nekkal wala boulanger yi la fi nekkal. ministère bi ñëpp lañ fi nekkal ndax maanaam su fekkee askan wi dañoo bëgg mburu su fekkee maanaam amuñu équilibre ci secteur mburu dootul am kon mën naa ni su fekkee dañuy défendre askan wi pour que askan bi mën a am mburu chaque jour foo xëyee am ko ci ni nga ko bëggee il faut que aussi ña koy liggéey mën a am ay conditions yoo xam mooy tax ñu liggéey ko. te Babacar secteur boulangerie xañ na ñun ñu ciy jege liggéey ci fan yëpp gis nañ ni que secteur bu am ay difficulté la kenn ku nekk ay la yowén ñun dañ fi nekk pour askan wi yëpp mais dañ fi nekk aussi pour opérateur économique bépp fi nekk ñu chercher l'équilibre entre les parties muy opérateur bi nga xam dafa investir mais aussi askan wi nga xam. mais loolu ci ñoom la saturation bi bopp koñ bu ne bu amee four kay marché bi yàqu. loolu lañ proposé aussi ay solution sëñ Babacar réglementation bi ñu indi loolu lañ bëgg a trouver ay solution mais aussi progressivement la ñuy dem ci maanaam assainir secteur boobu pour que ñi nga xam ni dañ leen tuddee maanaam bokkuñ ci secteur bi ndax mbir moo gis moo xam ni dafa comme rek ni dañ ci dugg te ma rappelé li indi woon loolu aussi mooy dafa am guerre des prix boo xamoon moom moo amoon ci meunier yi maanaam saaku mburu nga xam ñu ngi ko homologué woon à 18 000 francs ñuy xeex ci seen biir dem ba di ko jaayee 13 000 14 000 loolu moo tax ñu bëri dugg ci secteur bi jàpp ni que loolu maanaam réalité économique marché bi la mais bi ñu marché bi retrouver sa réalité économique jafe-jafe yi ci la am ci wàllu boulanger. mais boobu tamit problème dëgg la meunier yi dafa mel ni dafa am ñoo xamante ne ñoom ñoo ëpp doole d'imposer boulanger yi njëkk yi ba nga xamante ne ñoom tamit boulanger yi duñ mën a def lu dul teg ko ñoom tamit ci askan wi est-ce que tamit côté boobu waroo leen gën a taxaw ngir meunier yi ñu nga xam ñu doxal yoon ci wàllu bi parce que dafa mel ni ñoom lu leen neex def ñoom tam. meunier mooy jaaykatu farine. waaw jaaykatu farine comme mburu noonu la état bi encadré prix yi soo xoolee avant 2014 dañu homologué woon prix wu mburu mais prix wu farine comme kenn homologué ko woon bi ñu gisee ni am na ay jafe-jafe yu am ci marché farine ci la état bi homologué prix wu farine d'ailleurs ci liggéey bi nga xam ne ministre du commerce demandé woon ñu ko doon liggéey bokkoon na ci ñu réviser structure prix wu farine ba tax na prix wu farine boobu jóge na 18 000 francs maanaam prix plafond bi ñu homologué woon ñëw léegi ci 17 300 francs kon prix wu farine du lu mu neex waaye mu jaayee ko dañ ko encadré comme ni ñu encadré prix mburu ci mburu moom bees 4e format bi ñu ne mooy jar 200 fekk fi yeneen yi ñu ne ci Ndakaaru lay amagum 200 boobu waaye yeneen région yi nee ñu ñoom nañu def prix boo xam ni moo méngoog ñoom la ñuy dund foofa xam nga loolu moo nar a indi pëccëxoo fu waaye toll ci beneen diwaan ci Sénégal defee ko nu la neex askan wi loru ci. déedéet sëñ Babacar xam nga mburu noonu la mos a doxee ndax dañ doon tenir le conseil national maanaam définir orientation yi nga xam moom lañ am su ma la waxee tey ni la prix mburu Thiès bu Dakar nga xam ne moom bu Thiès benn la bokkul ak bu Saint-Louis bokkul aussi ak beneen dëkk bu mel ni Kédougou dëkk bu nekk ak prix ba fa am ak poids ba fa am loolu loo xam ne nii que aussi les acteurs yi nga xam ñoo nekk au niveau local muy boulanger muy distributeur u farine muy aussi consommateurs yi
ak service état yi nga xam ne ñoo séq loolu ñooy toog waxtaan région bu nekk am na structure prime fi mu ne nii xool par rapport ak réalité bi fa am parce que am na ay région yoo xam ni ay mburu yu gàtt lañ bëgg am na ay région yoo xam ni que ay mburu yu gudd moo fa am ñoo xam ni 10 lañ bëgg soo demee Ndar par exemple pain bi 175 la fay jar donc région bu nekk dafa am spécificité loolu nag lañ leen bàyyil ndax du da ngay toog Dakar aussi bëgg ni man maay imposer waa Ndar mburu bi ñuy lekk. mais encadrement bi nga xam ne moo leen war yéen ba kenn du déborder. loolu mooy am ndax soo xoolee prix bi dañ ko tënkee ci conseil régional de la consommation maanaam suñu defee conseil national bi ministre du commerce de saisir les gouverneurs de région pour que gouverneur bu nekk convoquer le conseil régional de la consommation conseil boobu avant muy ñu koy réunir les acteurs ñoom ñooy toog ci seen biir xool par rapport ak orientation yu jot nan la ñuy tëggee li nga xam loolu lañ bëgg pour région bi su boobaa nag su ko waa région bi décidé bu ko defee ministre du commerce de jël arrêté pour que ñu mën ko commencer doxal. cet gi nag laata may bàyyi Ndiogou mu laaj bi mujj cet gi ci wàllu mburu bi yaa ngi wax wàllu distribution ca boulangerie ba lay commencer bu ñu lakkee ba noppi jël ko jal ko ci suuf dugal ko ci clando mu dem ci cantine yoo xam ne maaradi imsi boutique yi xeexoon nañ fi ne boutique dootu fi jaay mburu boutique yaa ngi jaay mburu ay pousse-pousse ay saret nawet bi sax la gën a garaaw loolu itam moom pexe amu ci am. mbir mu am solo nga wax sëñ Babacar ndax question d'hygiène ci wàllu mburu toll na foo xam ne nii que war nañ ko xalaat loolu it ci réglementation bi ñu tëgg am na ci pàcc bu am solo boo xam ne nii que pour la première fois ñu war a jël une norme sur le pain au Sénégal li ñu si jublu it mooy muy tàmbali ci boulangerie bi ni ñuy lakkee mburu ak ni ñu koy distribuer ba mu egg si fi ñu ko war a distribuer ba muy egg si consommateur bi fépp fu ci nekk li nga xam moom nga war a saytool ak ci wàllu maanaam propreté ak hygiène loolu ñu tënk ko mën ko aussi doxal parce que aussi tënk ko c'est une chose mais doxal ko c'en est une autre. mais chaque fois aussi même discours mooy ñëw di leen fexe ba comme ni ñu waxoon ne boutique dootu ñu fa jaay mburu wala lii dootul am mais après application bi du mujj fenn ba nga xamante ne même problème mooy ñëwaat. waaw xam nga ci wàllu boutique duñ ci jaay mburu dinaa ci dikkat xam nga en 2014 bi nga xamante ni ñu ngi doon liggéey si wàllu 2004 du moins si tëggaat réglementation bi nga xam ne moom fi dugaloon loolu. dañu gis lu ñu amoon Sénégal vers les années 80 ba vers les fin des années 90 mooy que ku doon tijji boulangerie da nga doon am des kiosques installés un peu partout maanaam mburu jaay ko ci boutique amul woon ci kiosque lañ ko doon jaay. boulangerie bi ci investissement am dañ doon intégré defar ay kiosques di ko installer un peu partout kiosque bi dañ ko doon rattaché aussi à la boulangerie ñu xam ni kiosque bi mburu tal lay kii même traçabilité mburu bi da nga ko doon am nga xam ni mburu bi ngay fekk fii da ngay xam kan moo ko liggéey. ba su amee jafe-jafe dañ daan bind sax turu boulangerie bi voilà turu boulangerie bi donc ñu ngi koy fàttali. léegi da ngay gis benn kiosque am ay ñetti boulangerie yu koy jox. voilà léegi bi ñu demee si loolu laay ñëw bi ñu demee ba ay 2004 ñu gis ni que tendance boobu mi ngi wàññeeku ñu ni lan lañ mën a def pour maanaam rétablir situation boobu. alors bi ñu ni kon nañ jël une réglementation interdire vente kiosque si boulangerie ñu jël réglementation bi ni nag boulanger yi nañ aussi investir dans les kiosques mais bi ñu jëlee réglementation. boulangerie yi ñoo daan daajul seen kiosque. mais boulangerie yi maanaam loolu defuñu seen li ñu waroon def. liggéey boobu yéen a leen ko war a def loo. waaw ñun mais xam nga aussi su fekkee dafa am situation boo xam ni dans le domaine économiquement mënoon am rentabilité pour mën ko liggéey dafay indi jafe-jafe donc loolu lañ bëgg aussi que à Dakar nga xam ne ni que aujourd'hui koñ boo am na boulangerie li ñu bëgg mooy. Sénégalais bu nekk soo xëyee nga dem boulangerie ba nga jënd mburu. jërëjëf.